expertise maanaam autopsie doon lu metti loolu. ci ñi nga xam te ciy liggéey boo ci waxtaanee ak ñoom. dafa xaw a compliqué ci jëmmu doomu aadama après bu faatoo donte woon ni yoon jàppandalal na ko ngir mën a définir nit ki ci nan la faatoo waaye ki dem tey kenn xamul ba léegi nan la faatoo. kii wax na ñaari autopsie yoo xam ni la ñu révélé bokkul xëy na kon ñu jàpp bu mujj bi nga xam ñu ëpp moom la ñu gëm majorité bi muy bal moo rey Idrissa Goudiaby alors ñuy xaar nag yoon def li ñu koy xaare ci moom yoon mooy ki jëkk a def autopsie bi waxul dëgg bu fekkee bu mujj bi moo wax dëgg kon ki jëkk a def autopsie waxul dëgg ñu nekk ci ginnaawam ba def loo ko autopsie bu woo xamante ni bii la mu révélé du dëgg te mu waat giñ nekk fajkat loolu laaj na ay sanctions est-ce que enquête bi dina continuer itam ba ñu teg loxo ki ko rey loolu itam war nañu ko mën a xam parce que mën nañu jël ay experts balistiques yoo xam ne daañu définir jamono yi Idrissa Goudiaby di daanu bal bi ko rey ana gan wet la jógee. loolu gars yi dañ koy def ci seen wàllu enquête bu ñu bëggee mu leer beneen bi ci des muy François Mancabou war nañu permettre avocat am mu yëg xam kan mooy def beneen contre expertise bi loolu moo jaadu loolu la yoon waajal. mais comme avocat bi demandé na ko ci procureur bi avocat bi itam tiit na ci non présence su famille bi xëy na lu mu wax la xëy na comme dañu ko annoncé procédure bi noppeegul. ñu ngi am yaakaar ci ni li jaadu mooy famille bi fekke ko. li jaadu mooy avocat am xam ban médecin légistique moom mooy def beneen autopsie bi ci des ak lan moo tax autopsie bu njëkk bi joxuñu ko crédibilité bu tax ñu xam. François Mancabou ci nan la faatoo est-ce que mbëkk gi mu mbëkk gris ci la faatoo yooyu yëpp ay question la yoo xamante ni bii xëy na parce que ñi weddi nag. ñi weddi ñëpp procureur tegaguñu fa leneen. absolument li mu wax ni dafa am nañu vidéo buy firndeel ni François Mancabou dafa mbëkk gris bari nañu ko gëmul. mais ñi ko weddi ñëpp tegaguñu fa leneen. te gis nga weddi yi Sénégal léegi dafa yomb. dafa yomb ci ñun ñëpp gis nañu fi ñu annoncé woon faatu papa Mamadou Seck rey nañu ko faatu na def na nii ana ñu ko annoncé woon. ana Pape Mamadou Seck dafa faatu. dañ koo sànq wala fa mu dee ko moo fa bàyyi woon boppam. moo tax souvent nag bu kilifa waxee kilifa bi nekk sénégalais nekk père de famille. ak lu politique métti dañuy mën a ràññee Mohamed. ki nekk ci géopolitique bi ak technicien bi nga xam ni ci yoon la nekk wala ci police la nekk wala ci santé la nekk te politiqueul. boo weddee kàddoom da nga fay teg la benn. Fatou Mancabou weddi nañu vidéo yi de. mais kenn tegu fa leneen loo xam ne moo gën a dëggu. li procureur wax. mi ngi noonu Hadj Mansour seetlu gi benn la fan yi wala weer yi ñu génn gis nañu ne li ñu inauguré wala ñu teg xeer wu njëkk ci ay commissariat de police bëri na naam ñu bëri dañ koy rafetlu waaye li ñu ci jaaxal mooy kaaraange gi moom day gën di doy waar daanaka ay nit yu ñuy fàtt ak yu ñuy agressé mi ngi fi ne xuus. lu am solo la question bu am solo parce que li koy sabab. defe naa ni xam nga dafa am ñaar yoo xam ne dañoo war a ànd. muy kii def enquête. di def intervention di teg loxo muy police ak gendarmerie. seen démarche dafa war a riim ak démarche bu justice. parce que Samba Boy bi ñu jàpp tey balaa am 3 mois mu génnaat. day continuer def li mu doon def kooku policier bi koy jàpp di xeex ak moom mënut a fexe ba jàkkaarloog moom. parce que toujours mu ngi initier yu bon sans compte ñi nga xam dañuy raw parce que bu fàttali ni. bande yi def yooyu ñàkk kaaraange gi ñiy rayante. am na ci yoo xam ne police mënu ci def intervention. mais yi police man bu fàttali ñoom itam ay jeunes lañu comme policiers yi comme gendarme yi. léegi nag justice moo war a diisal ay daanam. ci mën a ràññee ñi nga xam ni ay defkat lañ. bu ñu la jàppee tey tëj la 3 mois jàppaat la nga am 6 mois jàppaat la nga am 1 an dañuy xam ne yow danger public nga. donc bu ñu la jàppaatee sanction bi war naa gën a diis. bu ñu ma wax ay wàllu droit de l'homme parce que kenn kooku noonu nga xam ni moom mooy semer le terreur sonal askan wi mais kenn kooku ñi muy indil musiba di leen sonal di leen agressé di leen sàcc mais ñooñu itam ay nit la ñu yu am ay droit nekk ci jàmm. kon justice faaw bu ñu bëggee kaaraange gi mën a yokku banditisme mën a wàññeeku. faaw justice collaborer dëggantaan ak way takk der yi nga xam ne ñooy def arrestation yi mais boo defee arrestation boolee sa PV ak ci audition yi ak yëpp joxe ko yoon déglu ko xam ni kii nii yàgg naa def njom bi dugg na kaso duggaat na kaso xamante ne sax ak garde pénitentiaire mais sa waaye nga daan ko benn petit 3 mois mais bu génnee day continuer def la ma doon def. fekkaat fa ñeneen ñu yokkuwaat loolu day tax ñàkk kaaraange gi di gën a yokku. sans compter nag way takk der yi ñu ngi ci kaw tali bi ñu ngi def intervention ci sàcc yi ñu ngi def intervention ci manifestation yi ñu ngi def lu ñu mën. mais bu ñu continuer nag xëy na. di def ay commissariat de proximité foofu itam askan wi am na rôle bu mu ci am muy faaw ñu collaborer ak way takk der yi benn commandant boo xam ne kilifa la
daf ma woo di jooytu nga xam ne kii li mu wax dugg na ci xolam. benn samba boy bu sonal waa quartier ba sonal waa dëkk ba ñu dàq ko benn jour ci benn opération mais nit ñi mu doon sonal nit ñi nga xam ni ñoom la waa ji di sàcc mais nit ñooñu ñoo def ay pexe pour rawale waa ji parce que doomu gox ba la. gendarme yi daw ba sonn xam nga ñooñu ëllëg lu leen dal nañ ko assumer parce que ñoom ñoo collaboré wul ay ak way takk der yi Mohamed. Hadj Mansour mu doon phénomène bu bees quotidien day xëy bind la neexul nga jël une ba taf ko ci réseaux sociaux bind ci yow la neex mu mel ni kon ba ñu saisir justice la arrestation yi tàmbali déjà phénomène bi ni mel naka nga ko jàngatee. dafa ànd ak ay sanctions yu diis. dafa war a am ay sanctions yu diis. média dafa am solo. ci askan. média dafa am rôle bu am solo bu muy joué. te jamono ju nekk dafay am média yoo xam ne dafa xew. mënuñoo fexe ba tey am na ñoo xam ni ñu ngi joxe information bu crédible awale ko ci Facebook wala ñu awale ko ci YouTube. wala ñu am seen façon chaîne yoo xam ne ñu ngi liggéey bu méngoog li askan wi bëgg. Mohamed maa ngi yow ba ñu toogee fi ba léegi li ñuy def nii ci liggéey la mais wax dong la. parce que même yàlla sax. pour ñu comprendre xam kan mooy yàlla wala kan mooy yonente bi wala lan moo ñu war lépp ci bind la. c'est-à-dire xibaar dafa am solo. léegi nag ci xibaar yooyu ci dundu askan wi li nga xam ni affaire cité bi la moom la ñu bokk. moom la ñu ni nii la ñu koy traité dafa am ñenn ñu ci spécialisé wu di ci liggéey am ay outils de travail am ay entreprises yi ci liggéey muy média. mais ñooñu bu fekkee am na ay nit yu mal intentionné am ay parparloo ci wàllu politique nga xam ni li ñuy def lépp ay détails la bëgg a jël seen i ay journaux. dindi yow liñ ci def. kii liggéey li mu ci def yow def ci loolu la neex loolu dafa laaj ay sanctions loolu tricage la. loolu trahison la. loolu wax bu bon a bon la. dañ leen dafa am ay sanctions. non seulement ñu demandé Facebook. mu dindi ko mais ñoom kay gëm nga sa bopp. mais waneel sa bopp def sa benn jàngat weddi li journal bi wax wala nga jàngat li journal bi wax bu fekkee da nga def contre-pied nga gis ko neneen. nga wane sa bopp comme ni ko ñëpp di defee. nga nekk benn chroniqueur ci sa page bopp li buggaan di wax chaque jour nii léegi kenn ku nekk chef d'édition nga. kenn ku nekk yaa yor sa ligne éditoriale bopp parce que am nga sa page Facebook boo xam ni lu la neex nga ci bind bu fekkee nag waxu nit la laa wax. bu du waxu nit yi nga xam dëkk bi am na yoon. loolu nag mënuñu ko bàyyi mu continuer. mais toujours justice yu mel nii bu ci defee liggéeyam dafa di collaborer tey informer waa SYNPICS waa CORED di leen wax ñi ñu arrêté ñi fi fan la toll. di leen wax ñi ñu arrêté itam lan mooy seen identité ñooñu ñooy ñan. lan moo nekk ci seen ginnaaw kan moo leen ko defloo yan jumtukaay lañ ko doon defee ku nekk am nga sañ-sañu bépp presse boo gis muy liggéey am na fu mu féete. soit mu féete ak askan wi soit mu am faneen fu mu féete boo féete ak askan wi nag yow assumeel doo am koom doo bari ñu la bëgg mais assume tes responsabilités te képp ku defu lu dul loolu nga dénoncé ko ñii dafa laaj ay sanctions. mais ñoom itam faaw ñu xamal leen ni li ngeen def du yëfi nit li yàlla wax ci alxuraan rek in jaakum faasix bi naba fatabayyanu an tusibu xawman bi jahala fa tusbihu ala ma faaltum nadimin loolu mooy éthique mooy déontologie. boo déggee xibaar ci Mouhamed Diop na nga ko yundulu boo ko deful di nga gaañ Mouhamed Diop ci lu mu yëgul te même yow boo ko yëgee di nga mujj rëccu yow li nga def. loolu mooy information kenn amul sañ-sañu gaañ ka ca des te lii ñuy def ñoom yëfi tricherie la tricage la ba noppi ñu ngi gaañ ñi nga xam ne tasum xibaar moo nekk seen métier. absolument mu mel ni léeg-léeg dañ leen di fàtte Hadj donc ba ñu organiser woo ngir fas yéene déglu candidat yëpp ci seen i programme ndax ñu bàyyi leen xel ngir ñu mën leen a wotel. lu am solo la. mais su ma dendoon ak ñoom. dinaa xoole naneen dinaa ci waxtaan ak ñoom. xam nga toujours damay bañ ci biir askan wi. ñenn ñoo xam ni leen yàlla bindee. dañu ci yëg ni bokkuñu ak ñi ci des. ba tax ñu jàpp ni dañ leen a bàyyi xel ci anamuk dañoo matul ci cër. man loolu laa gëmul personne handicapée laa gëmul. loolu saa boo ko tuddee rek yaa ngi laal discrimination. tout à fait. dama déggu ci sëñ Mouhamadou Moustapha Sy Al Mourchid de la mu ni dafa mus a yéemu ci nit kuy dox te cëram matul. maam Cheikh ni ko bul ko defati ndax lii mooy équilibre social. absolument. c'est-à-dire que yàlla ni mu bindee. amul kenn koo xam ni ëpp nga valeur ki ci des. ku nekk na la yàlla bindee ci manque cër loolu mooy li gën ci yow. Mohamed kii handicap la man handicapé laa ci sama wax. lu ma yàqal du ci wax moo tax may tedd. pourtant sama làmmiñ setul. exemple laay joxe. ci képp koo xamante ni bii am na handicap. bu ko jàppee mu nekk handicap mu pénaliser ko ci dundam. te daf koy jox benn complexe wala benn faiblesse devant la société. ba nga xam dina am ëllëg moom lu muy demander ngir mën a complété woo. ñu koy chantage ci la muy demander
bu fekkee amu ko mu jàpp ne lu mu ñàkk la lu ko société am xañ la lu ko gouvernement am xañ la. personne handicapée amul parce que koo gis am na lu mu manqué li ci wàllu bind. nañu xoolaat. dina jafee dindi nag parce que le fait mu am ay association am ay fédération am na ñoo xam ci loolu la ñuy dund mënoo fexe ba ñu dellu ci ginnaaw mais nañu bàyyiwaat xel bu baax ci ne même ñi ñuy déglu ñu war a nekk député à l'Assemblée nationale. mais am na ñu ëpp ci ñoom ñu leen di déglu am na lu ñu manqué ci wàllu cër. man li ma gëm ci wàllu askan mooy kenn ku nekk am na loo man tout à fait kenn ku nekk am na looy représenté. ñu wàññi yenn association yi ci association des silmaxa association des ñi mënta dox. association des ñi jàngee daara association c'est-à-dire on a une seule société. tout à fait benn peuple la ñu am. benn gëm-gëm la ñu am mooy développement benn gëm-gëm la ñu am mooy justice benn gëm-gëm la ñu am mooy patriotisme. kii dem assemblée nationale loi d'orientation générale. dafa doon lu ñu dëggal saxal ko. Abdoulaye Wade commencé woon na ko te boolu ci wax. muy autopont yi ngay gis nii passerelle yi. teel lañ cee defar foo xam ni pousse mun na faa jaar. tey scooter yi ñu ngi koy jaar di ko jëfandikoo scooter yi ñu koy dawal. dañoo mat ci cër am nañu ay tànk ki loxo. donc am na njëriñ ci beneen côté. donc nañu fexe ba ñoom ñu bàyyi leen xel ci bu ñuy tabax bâtiment. ñu bàyyi leen xel bu ñuy dem ci école yi. ñu bàyyi leen xel ku ci nekk jàngalekat war a jàngale. ku ci war a mën a dawal ñuy liggéey parce que lépp loo gis ku am ay cër yu mat di ko liggéey. ku nekk handicap. mi ngi koy liggéey mu ngi koy def te du am benn problème nañu bàyyi discrimination ci seetale ci diggante kii dafa am handicapé ci loxo wala dafa handicapé ci tànk parce que ñëpp sawa amamal la. absolument Hadj Mansour xëy na yow sa bilan bopp bi ñuy defal ci diirub campagne bi yëpp tey ci minuit lay jeex ndax retenir nga dara ci campagne bi ci 8 coalitions yi nga xam ne ñoo nekk en compétition. def nañu ko comme ni ñu ko war a defee yi génn senn ci ay wax yu xaw a jéggi tuuti mënut a ñàkk moo campagne yoo ànd. violence bi aussi xëy na campagne ëpp na ko violence nag. campagne ëpp na ko fitna nag wax dëgg yàlla. xëy na am na coow mais campagne ëpp na ko fitna. campagne gën na koo metti nag. wax dëgg yàlla bu ñu waxantee dëgg. waaye li ma ta bàyyi xel Mohamed. tey bu minuit jotee ba dimanche bii ñu dëgmal à minuit askan bi mooy député. à l'Assemblée nationale. askan bi mooy voté loi. askan bi mooy président commission parlementaire. askan bi mooy président groupe parlementaire askan bi mooy président assemblée nationale. askan bi mooy député. c'est-à-dire askan bi moom moo war a tànn ki koy teewal à l'assemblée nationale. kan lay tànn ban liste lay tànn pour ñu nekk majorité. est-ce que ci fitna lay doon. am na itam lu may dànkaafu. am na fu ñuy wax nii bu ñuy joxe ay résultats yi ci Facebook yi aaye nañ koy yenn mais c'est tout à fait normal. mënoo nekk ci benn centre de vote di siège wala nga fay liggéey bëgg a précipiter joxe ay résultats. ci sa page Facebook fekk yaa ngi ci biir bureau de vote bi. loolu du doxalin wu leer ni mu commencé woon ci élection yi. na ko continuer ba ñu yegg ci joxe ay résultats yu normal. waa nguur gi ñu précipité minuit ñu def seen caravane commencé di jubilé. nit ñi xam nañu presse bi daañu joxe tendance yi. mais li am solo mooy ci bilan bi ñu mën a jàpp ci campagne bi mooy askan bi ñoom nañ ko téyel seen bopp te xam ni fii ak dimanche ñoom ñooy député. ñoom ñooy député kon ñoom ñoo war a ut ki leen di représenté à l'Assemblée nationale. gis nañu xiif bi gis nañu ndox mi ñu leen di jaay te sañu ñu koo bañ gis nañu ceeb bu yokk bi gis nañu jaxate gi am ci foncier bi. gis nañu chantier yu noppiwul yi. gis nañu transport bu cher beeg carburant bi gis nañu dund gundaandaat gi nguur gi nekke yooyu yëpp nañ ko dajale. c'est à vous de juger ñoom askan wi yéen ñoom ñooy xool nag ba xam. dañuy tànn continuité muy jox majorité Benno Bokk Yaakaar. wala dañuy tànn cohabitation à l'Assemblée nationale démocratie moo leen ko may. Mohamed.